bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakatu mbokk yi man la Marietou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey jii ci kàttanu yàlla ni ñu ko fi baaxoo defee di leen nuyu di leen ziyaar te di leen wàcc seen wàccuwaay macha allah te di leen ñaanal yàlla yuy àddina ak àllaaxira mbokk yi lay yuubi yaa baa ngi nii de waaw kii la ñuy woowee cere tamxarit cere ji ñuy téye bomb ko ba muy xoole benn place gis ngeen ni tous les yuubi yaa ba sont là di leen ñaan rek ngeen topp ma ndànk ñu daal di doxantu. dégg nga maam fa nga xam ne la ñu tàllal lépp ba mu ne ñareet très bien su ko defee lenn lu ci nekk ñu xam moo ciy lan ak naka lañ ko njafaanee ba mu yegg si ba fii très bien merci. ay mu ngoog mbokk yi gis ngeen nii tey suñu cere baasi bomb bi légumes yi dañ koy blanchir nii tuuti rek comme ni ko mère Diop daan defee voilà blanchir ko nii tuuti pour mu am couleur day gën a rafetal ci ba pare boo ko tëmbalaatee ci ñulub bi du ñor bay tas voilà day fekk ferme na nii déjà tiit na. su ko defee ñu ñëw seppi ko nag taalaale suñu tomate daal di ko ci ne réel foofa daal di toj. mbokk yi très bien macha allah donc rapidement rek ñu jublu ci suñu yóbbu yaabay nee naa leen tey cere bomb lañu fas yéene togg te suñu bomb tey bi cere tamxarit bi lañ koy def cere tamxaritu mère Diop waxuma ci cere tamxarit ci boppam laa leen wax ndax dañu fi am suñu benn ingrédient secret boo xamante ne mère Diop da ko ci daan sànni macha allah cere bay toqi moo tax bi ñu ma baaxee loolu dama ne yii tamxarit laay jubali ji incha allah yal na yàlla may ñu fekkee ko te tal ko mais nag bu ma kenn reetaande lii du mënuwu tamxarit bi de dégg ngeen incha allah waaye ba tey yal na yàlla may ñu ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko voilà donc gis nga fi ñu ngi fekk suñu yàpp xar lii carotte bi la ak chou carotte bi ak patate douce bi ak ñambi bi moom laa blanchir tuuti ci diwlin bi voilà donc sama yaay nii la daan def macha allah da ci daan boole pomme de terre mais comme tey pomme de terre jegewul kër gi ñu yem ci li fi nekk rek voilà donc ñu ngi fekk suñu chou lii laaj bi dama ko dëbb ba pare pour gagner du temps lële pooro la mooy poireau bi voilà moom la américain di wax leek pooro bee nekk ne moom laa nokkas ak laaj ak soble ak poobar ak quelque ci pëndaxu laurier bi ma fi yor am naa fi pëndaxu laurier bi laa ci ne réel musaf lale soble bi moo nekk na le donc lu ci ne dama leen tegal tuuti rek pour ngeen gis ko fii feuille de laurier yi ñu ci naan réel la lii suñu paprika bi la fël-fëlu Maroc bi yéen a gën a xam ne fuñ jaar ne ko ca tuy foofu am nu mu mel macha allah lii suñu sel ak poivre la voilà gis ngeen ni dañuy soxla suñu tomate concentré mi ngi nii turc bi moom la ñu fi yorati ba tey foofa daal di toj voilà. Voilà donc pour la version française rapidement au menu aujourd'hui je vais vous présenter le couscous sénégalais voilà ça s'appelle tchéré il y a plusieurs sortes de tchéré voilà donc pour réaliser le couscous sénégalais que je vous propose ce soir il nous faut de la viande vous pouvez prendre de la viande de bœuf là inchallah je vais le préparer avec la viande de mouton. Là, on a des pommes de, comment on appelle ça, patates douces. Voilà, c'est de la patate douce que j'ai déjà blanchie rapidement. Et là, c'est de la carotte aussi, la même chose blanchie. Et ça, c'est du manioc. Voilà, et là, on aura besoin du chou. Et voilà. Et si vous voulez aussi, vous pouvez mettre de la pomme de terre aussi. Voilà, donc, on aura besoin d'ail, beaucoup d'ail. Et ça, je l'ai déjà pilé. Et ce mélange vert, c'est du poireau, voilà. C'est du poireau entier avec de l'ail, du poivre, du sel et de l'oignon, voilà. Poireau, ail, poivre, sel, oignon. Et ça aussi, c'est de l'oignon rouge, c'est ce que j'ai ici. Et il nous faut quelques feuilles de laurier. Et ça, c'est du paprika. Juste sweet paprika, voilà, sweet paprika, c'est pas fumé, voilà. Et là, on aura besoin du sel et du poivre et bien sûr de la tomate concentrée. Et c'est ce qu'on a ici. Ay mbokk ñu ñëw ne ko ci laxas yi non laxas ma nga mbokk yi suñu laxas yaa ngi ci ruq bi waaw. voilà mbokk yi ba pare suñu ingrédient secret bi mi ngi nii gis ngeen ko ni yàpp sali la gis ngeen ko ni sama yaay moo daan def nii da daan jël yàpp xaru tabaski bi. daal di ko xorom ba mu bëri weer ko ba affaire bi sali su ko defee ay tamxarit ak yi buy togg da ciy sànni tuuti mais goût bi muy joxe kenn mënu la ko nettali sali yàpp sali la tudd man xaw ma sax Sénégal ndax ñi ngi sali léegi ba léegam déet voilà donc là je dirais ça c'est mon petit secret voilà c'est de la viande qui est salée et séchée au soleil
Voilà, vous voyez, ma maman elle avait l'habitude de le faire. Voilà. Donc ayo bismillah ñu ñëw léegi gis ngeen ni teg nañ ne le diwlin bi dañu jël tomate bi duma ko tooyal ne ko ci réel. Voilà ñu taalaale très bien mbokk yi gis ngeen ko nii muy toqi nii gis ngeen ko nii nee naa leen man nii lay taalaale dama koy tiital muy dar ci taat bi ma di ko cay gis ngeen ko nii léegi fii nii mosal naa ko ñaari cay damay ñëw jël nii tuuti ci sama nokkas bi rek ne ko ci réel dese naa fële parce que marmite bu mag bi laa teg tey voilà donc je mets un peu de notre nokkas et je mets de l'ail. Très bien gis ngeen ko nii et je commence maintenant à assaisonner sel et poivre tout. Voilà donc je disais j'ai mis la grosse marmite parce que je veux préparer une grande quantité. Voilà gis ngeen ko nii damay may li mu jóg rek inshallah ma jël yàpp yu tëmbal ko. Voilà gis ngeen ko nii paprika feuille de laurier nañu jóg. Voilà aywa ma ngoog maintenant je mets la viande mbokk yi fii nag laay tëmbalee ndawal li. Voilà gis ngeen leen noonu fab lépp ne ko ci réel. Voilà bàyyi leen fii ñu ànd ak nokkas géeg lépp di dog. Très bien laxas bi ne ko ci réel. ma ngoog gis ngeen ko ni muy toqi nii gis ngeen ko nii suñu taalaale déjà fii yàpp bi dina fi tiit. Voilà li lañ koy bàyyi mu mel ni lu koy rôtir ndànk ba ci kanam ba gën a rakkaaju balaa boobu nag may leen ma ñamalaat ko nii benn yoon desitu nokkas bi rek balaa may ñulu ko. Voilà mooy poireau bi ma leen wonoon ak laaj beeg soble ba. Très bien gis ngeen ko noonu desitu soble sa ñu ne ko ca tuy rek na lépp dugg rek. Ok voilà yëngal ko bàyyi ko mu toqi ñu daal di ñulu ko mbokk yi tey moom balaa ñuy pare incha allah la ñuy commencé dédicacer bu ci yàlla àndee ñu fas yéene doxantu ndànk ba Sicap Rue 10 yekkal foofu suñu mag ju baax a baax macha allah muy Binta Yaama Sarr moom ab saareen la bàyyi ba caamee ni jàpp ko ma ne ko ci Binta Yaama Sarr ak macha allah suñu doom ji aram naana gay njooro di leen wax ne cere ji moom loo leen ci deful rek ci yéen la ko leen ci tibbalul tey du ci am. aywa très bien mbokk yi gis nga nii. suñu taalaale ngi dog na gis ngeen ko nii diw bi mi ngi ni mel ni diwtiir tomate kii na tomate bi jàpp na ko ba mu diwtiire léegi xoola dañuy def na mère Diop daan def thym sànni ci ndànk suñu feuille thym man duma def herbe de province dafay fort trop pot bi defoon tomate bi laay rincé gis nga nii daal di ñëw ñulu ko bàyyi ko mu toqi tëbaat ñu wàññi fa bi glisser ndànk suñu ay légumes bàyyi leen ñu ñor tranquillement lépp yi dégg jàmm mbokk yi léegi nag rapidement ñu ñëw nag tëmbal ndànk légumes yi bàyyi lépp àndandoo di relli nii gis nga leen nii. Voilà dara ñoragu fi léegi man problème bu ma am mooy sama sali bi naka laay def rek ba xàmmee ko comme ça kenn du ko teg bët nega ma teg ko ne ci ruq bi ma làq ko jant wi jël ndànk chou bu pommé nekk ci réel. Voilà gis ngeen li poireau bi lu vert lu tuuti lu fi desoon la dama ko ci sànni nii rek Mère Diop da ko daan fas noonu sànni ne le daal di nokkos côté soble bi mais man lépp lay nokkos tout patate bi ñu teg ko ci ndànk les légumes. Voilà carotte gi voilà puloox gi ñàmbi gi tous les bagages. Merci macha allah gis ngeen ni suñu sauce baa ngi nii di baar di dégg jàmm léegi li may def dama commencé sepp légumes yi chou bi ak ñàmbi bi laa ñëw génn gis ngeen fii nii ingrédients yi pour ñu bombu cere ji la. Voilà gis ngeen ko nii fii ñu ngi fi ak raisin sec un peu de sucre sel poivre gis ngeen ko noonu gis ngeen nii haricot blanc bi ne ko ci réel gis ngeen ko noonu gis ngeen lii nii diw ñor la mooy ghee butter. Voilà clarified butter diw ñor ne ko ci réel moom it léegi nag su ko defee li ñuy def dañu ñëw fii bal leen ma wàññi dafa xat tey tonni diw gis ngeen ko nii mais duñu tonni diw bi yëpp de tuuti diw rek lay tonni tibbaale ci ñeex mi tamit fii ci ñeex mi waaw man noonu lay bombee il faut diw beeg ñeex mi ñooy àndandoo. Voilà suñu pare nag teg ko ci taal bi affaire bi toqi ñu soog gis ngeen ko nii donc li poudre laurier la donte defoon nañ fële dañ ciy njoosaat nii tuuti rek ci pëndax mi fii ci li may bombee cere ji it ma njoos ci nii tuuti rek. Voilà ma ngoog
voilà léegi nag feu doux bi mu ne laa koy bàyyi mu continuer toqi yëf yi gën a dégg jàmm. voilà très bien. ay mango gis ngeen ko nii donc kii moom fer na moom la ñuy bombee moom laa ñëw nag léegi suñu cere jële ñu tey ñu bombee ko ak lii mais léegi benn astuce rek cere ji dafa njànj foroxul donc cere ju njànj cere ju forox cere ju ñu dëbb léegi defar ko léegi wal ko léegi araw ko léegi tey ko léegi duy forox Mère Diop li mu daan def bu defaan noonu cereem ba pare bu ñu ko dëbbee defar li ñuy def yëpp ba araw ko ba pare daf koy weer ndànk wala même sunguf bi sax daka daan jël tàllal ko ci table à repassage bi table bi ni repassé la koy tàllal voilà su ko defee nag mu weer ko fa naaj bi jàpp ko tuuti mu tëmbal ci benn doomu këriñ su ko defee cere ji daal di am benn guubu forox bu neex boo xamante day forox mais comme ñun amuñu cere ju forox dañ ci wis suñu tuuti vinaigre blanc foroxalee ko boobu tamit beneen astuce la bu ma leen dóor ndànk ci suuf xam naa xale yi ñi nga xamante ne jotuñu woon teewlu loolu ku ci bëgg cere ju forox laal ci sa tuuti vinaigre rek mu daal di jógaaleeg moom. très bien macha allah mbokk yi léegi gis ngeen nii pare nañ sa ñuy bombee cere ji gis ngeen ko nii damay lal fii nii tuuti ci suuf ci bomb bi voilà gis ngeen ko ni haricot yi dama ci mujj dolli bi gën a sew voilà léegi su ko defee cere ji yaas téyel ma ni voilà bul téye ci suuf dafa tàng torop demel côté bële ne le may jël ci noir bi baal leen ma de tey chef Yacine moo fi ñëw di ma yaas nuyul waa saveur indi loxo bi waa saveur maa ngi leen di nuyu jege si tuuti voilà fay nañ la ñëw jàng dëgg la cere Marietou bi mëngoo gis nga ñëw nii def fi li ñu soxla ci cere yépp après ñu jaxase mélanger voilà cere ju neex lañ fi am tey voilà gis nga nii daal di njoos nii ci diw bi daal di bomb ama ngoog mbokk yi gis ngeen ko nii Tata Yacine suñu bomb baa ngi nii voilà gis ngeen ko bomb nañ ko bomb bu rafet macha allah tous les yubu yaaba sont là léegi nag ñu ñëw def suñu display voilà c'est fini nu ñu waxee bomb nañ ko en français. ah boobu moom. c'est déjà jaxasé mélangé bismillah mbokk yi macha allah wala quwwata illa billah gis ngeen nii suñu yuubu yaaba yëpp a ngi nii ki mooy suñu cere baasi salté waaw bomb gaa ngi nii nee naa leen recette Mère Diop laa leen indil fii ndawal maa ngi fi seen ngeen nii les amis de mon frère chef Souleymane Jules Ndaw chéri Aïdara Karara kooku la tubaab bu yooyu sell la laxas foofu ngay toj merci beaucoup gis ngeen fii suñu ñeex a ngi suñu légume a ngi suñu cere ngi yooyu ndaw nag moom xam naa ko tibbal day seppi lii haricot yi lay seppi tegeel la ko ne la moom waxil daaray haricot macha allah mbokk di leen wax ne suñu yuubi yaaba yaa ngi ni fi la ñu génne gi yéen tey aywa très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi suñu yuubu yaaba yaa ngoogu foofu ngay toj de très bien merci waay sama kanam fu ne laay génnee macha allah mbokk di leen wax ne vidéo complète yaa ngi ci YouTube bi sela la baaraamu kaw la wiccax mu yegg ca kaw la baaraamu suuf sela la wàcce foofu daal di xalangu aywa très bien merci waay savoureusement Marietou merci beaucoup aywa